mbokk yi jaajëfal leen bu baax ci fasante kóllëre gi ko gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ci suñuy diwaan juróom-ñeenti waxtu jot na ca Medina Cheikh bisimilah ci xibaar. Adama Ndione. Covid 19 bi lañ koy daal di nag doore États-Unis mi nga xam ne mooy réew bi yëf yi gën a laal ak junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñeenti nit ñi daal di ñàkk seen bakkan ci diirub nag benn fan sénégalais ya fay daal di nag dund tàmbale amee tiitaange ndax confinement bi daal nañ koy rek wëyal ñu ngay njort nag boobule feebar. ñu mucc ci wala ñu bañ cee mucc dinañ ci daal di déglu Amadou Moustapha Dieng ci jokko ba mu daal di am ak ñoom dinañu desandi ak itam ci xeex boobule nag feebar AGETIP ak PME yi ak ba ci PMI yi di xeetu liggéeyukaay yemambaay yi ñoom itam dugal nañ seen loxo ci xeex gi ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay millions yi nga xam ne def nañ ko wàllu matériel bu ko defee ñu daal di jàmmaloo ak feebar boobule jeexital ya feebar bi di def ci yenn ci ay dogal Jurbel foofu transporteur yeeg chauffeur yi ñoo ci amee jafe-jafe ndax ba ñu tëjee garage bi ak léegi gis nañ ne seen activité lompoñ na ci lool ba tax nag ñuy sàkku état bi ndimbal ba mu waxoon ne dina leen ko jàppale ñu daal di koy nag te xeex Covid 19 bi foofee ca diwaanu Kaolack waa Croix-Rouge itam ñu nga ca daal di mobiliser ñetti téeméer ak fanweer ci ay éléments yi ñu daal di nag yóbbu ci terrain bi juróomi session formation def nañ ko ak yeneen i visite ci quartier ak village yi ngir rek ñu daal di fagaru ci mbir moomee dinañ ci daal di dikk nekkoon na ponk wax sa xalaat dañ koy daal di wëyal ci kanam tuuti lay doon laata ñu koy booleek yenn ci ay musiba yi faral di xew ci penc bi ci mel ni faat bakkan yi trafic yi aju ci wàllu nag sinébar si ngeen jéggal ma ba ci drogue bi ci kanam ci jotaay wax sa xalaat dinañ ci daal di nag jukki daal di sukkandiku ca la xew ca Thiès ñaar ñi doon jàppante ba kenn daal di faat morom ma police ubbi na ci planquette Pape Laye Dieye mën a ci sottandikukaay bi faram fànce gi nees kis lay doon. Adama Ndione. ci kàddu gi ñu daal di koy nag doore ak junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñeenti nit ñi daal di ñàkk seen i bakkan loolu yëpp benn fan la yëf yi daal di amee ca États-Unis mi réew mi nga xam ne nag mbasum Covid 19 bi daanaka moo ci gën a métti la jamono ji yu bari ci ay réew daanaka ñu ngi dund wàllu confinement kenn génnatul ci loolee New York ñu loolu lañ fa daal di nag def liggéeykat yu doomu Sénégal yu bari yu fa daal di nag nekk Mamadou Ndoye ci la daal di nag bokk moom. New Jersey Sud la daal di nag dëkkee mu ngay daal di nag wax ci lu ñuy dund bés bi yàlla sax tàmbale naa métti ci ñoom rawatina prolongation bi waaye itam ragal rek loole daal leen laal di feebar bi waaye ñoom nee nañu ni ngi dummalante seen i biir Amadou Moustapha Dia. situation bi ñu nekk nii actuellement xaw na métti. dund ci jamono joo xam ne jamonoy confinement la doon na loo xam ne lu métti la rawatina boo nekkee bitim réew di doxandeem ci réew moo xam ne jamono jile am na ay cas coronavirus yu bëri yu mel ni États-Unis dëkk yu mel ni New York ak New Jersey bokk na ci nga xam ne ñoo gën a loru Mamadou Ndoye ngi nii moom doomu réewu Sénégal la fa lay dundee di fa liggéeyee mi ngi ñu nettali jafe-jafe ak tiit gi muy dund jamono jile. parce que ñu ngi ci confinement nag li ci nekk mooy respecté ko rek bon fii depuis 2 mois et quelque ñëpp ñu toog seen kër kuy génn fii maanaam da ngay dem ngay génn si store bi maanaam ñoom dugg da ngay duggi soo paree nga ñibbi sa kër amul taxawaalu amul liggéey amul dara tellement fi kenn liggéeyul. lu jël confinement bi li leen la jël bokk na ci seen i liggéey yu doxatul seen i koppar di gën di wàññeeku rawatina ci ñu nekk ci yenn ci liggéeyukaay yi. comme ay chauffeur taxi wala affaire yooyu bon jaaykat yi mbedd yooyu ñooñu moom xaw affaire bi xaw dina xaw a métti si ñoom trop ci fekkoon tey dencoo maanaam yenn kii somme yi dina xaw a métti yow. ci jamono njàqare ak tiis bile dimbalante ñeel doomu réew mi day fés bu baax a baax ci daayira yi ak lu ni mel laata ñu jot ci ndimbalu gouvernement américain bi. oui ñu ngi jàppalante parce que on a des associations sénégalaises am nañu fa ay daayira murid jàng fi daayira tijaan jàng xaadir jàng fi laayeen jàng fi dañ ñëpp dañuy jàppale suñu macha allah démb rek maa ngi dem bay ñi nga am daayira online parce que actuellement daayira online la quoi online lañ koy def léegi démb rek suñu waa ji muy naan léegi ku ci am problème signalewul bu ko defee ñu jël en suuf la ñuy dimbale kenn bañ yéeg loolu ñu ngi koy defal baax suñu biir fi ñu ngi xaar aussi ay chèques yoo xam ne ñu ngi jóge si état bi bon si gouvernement bi bon couple bu nekk di nga am au moins $2,400 xale yi dañu am $500 ba $700 boo amee ay doom $500 ba $700 donc côté boobu moom ça va quoi encore bu la neexee nga bañ a fay location bañ a fay sa ndox bañ a fay courant ba affaire yi passé après nga commencé ko fay ndànk-ndànk. picc ngi ci kaw waaye xel maa nga ci suuf doomu réew Sénégal fu mu munti nekk ci àdduna bi xel maa ngi ci réewam ñu nekk ci États-Unis moom ña ngay dund guddi gu bët setegul te seeni gént yëpp ay gént yu raglu la yu wutee loolu ak liñ fa wuti woon te li ko waral moo di Covid 19 bile.
di sàkku ñaan si yéen baax a baax. ñu wàcc fii ci Ndakaaru rawatina banlieue bi foofee nag déguerpissement bu tar lañ doon def ci cantine yi yoon bi bàyyi ko buntu Pikine dem ba église ñi di bulldozer yi nag daanaka daaneel nañu yoon boobu yëpp commerçant yi nga xam ne nag yëf yi daal na leen rek bett la ñu bëgg mooy ñu daal leen wutal barab yi ñu daal di nag dal ndax jàpp nañ ne nag démolition cantine yooyu ñu daal di nag daaneel kon dafa am ci projet bi nga xam ne dañoo bëgg rek tabaxalu auto pont ngi ko defee dem beeg dikk bi faral di amee embouteillage yi gàllankoor ci barab boobu ñu daal di koy nag defaraat préfet bu Pikine daal di nag xamle ne li ni mel digle la bi ñu rek fas yéene nag wëyal ci yoon yi nga xam ne yëpp dafay am jafe-jafe wàllu recasement bi itam daal di na ci àddu banlieue Moussa Thiam. Sëriñ yow booy booba saa ba nga génnee booy bi foofu saa moo booy bi nga defar foofu daanaka commerçant yi ci njàqare la ñuy taxaw nag di daal di for nag lépp lu mën a nekk rek ci marchandise yi nga xam ni moo ngi tukkee ci seeni cantine yi ñu dajji. ñenn ñi nga xam ni sax dañuy jaay feeraay commencé nañu ñëw di waxaale cantine yi nga xam ne dañ leen a toj te commerçant yi nga xam ne nag nekk ci njàqare xamuñu nuñ cey def. bulldozer yi nag daanaka xëy nañu tey daal di daaneel bépp cantine nag foofee ci axe buntu Pikine jàpp ba église ba yenn commerçant yi sax ñoo ngi jàpp ni daal li nga xam ni moo di ay sommation jotuñu leen ko jox. kii délégué yi kenn jotu ko sommation yi yenn gars yi lañ ko jox. yenn gars yi yooyu ko jox ay tànn bi. waaw 72 heures la woon te loolu jàll na tey nag dañoo xëy ni nu tëj leen dañoo ndax corona bi beneen waaye dikk daal di tëj dindi leen seen bagage dañuy yàq cantine joxuñu nu sommation. ñeneen ñi nag jàpp ni loolee am na waaye nag lu ñu gën a sàkku rek mooy ñu dimbali leen ci nañ leen mën a recaser ci yeneen i bërëb ndax ñu mën a continuer seen liggéey ndax si lañ suturloo. parce que dañ leen a yàgg ni leen même bu leen bañu noo jóg mais wutal leen fu nu nekk wala ngeen jox nu loo xam ne dinañ mën a wuti fu nu nekk waaye nit nekk ci barab lu bëgg a mat ay 20 ans yoo xamante ni wax dëgg yàlla fi laay daane sama doole yor sama jëm mais bu ndikkee ba dinu def lii mën nañ ni nu kat jàpp leen ci lii wala kaay leen toog fii ay millions lan fi yàq. di fàttali rek ni li nga xam ne moo di axe boobee di buntu Pikine jàpp bu église bi nag bokk na ci projet déviation ci route nationale bi nga xam ni nag dañoo war a tabax sax benn autopont boo xam ni ca Cité Lobatt Fall lañ koy amelee loolee rek ngir xeex li nga xam ni moo di embouteillage yu tar yi nga xam ni commencé nañ ko nemmeeku ci route nationale bi jàpp bu ci biir banlieue bi El Hadj Moussa Thiam doon joti xibaar yi fii ci banlieue dakaroise pour rajo Sud FM. El Hadj Moussa Thiam li mel nag autorité municipale yu Morolan itam donte amaguñu kaaw Covid 19 ñu nga ca xeex boobule waaye autorité nag dañoo bëgg rek virus boobu bañ leen rek gane si ñetteelu phase bi nga xam ne daal nañ koy rek tëral ci wàllu nag désinfection seetal barab yi rawatina santé askan wi ci place publique yi mën jàppandalu service d'hygiène la yëf yi daal di amee Babacar Sow. Covid-19 commune bu Morolan nekk ci département bu Tivaouane gisaguñ fa benn cas positif rawatina sax cas suspect di dëkk boo xam ni mi ngi dawal ñetteelu xaaj bi nga xamee ni moom la tëral ngir jàkkaarloo coronavirus service d'hygiène taxaw tembe pompe poste de santé yi marché yi ak mboole seen bërëb yi nga xamee ni doomu aadama dina fa teg tànk Morolan di commune boo xam ni donte sax bëri na ay émigré waaye day li ñu gën a tiit mooy cas communautaire yi suñu sukkandikoo ci jaraafu dëkk bi Yves Lamine Ciss di service d'hygiène Covid bi comme ñëw na bu ñu ñëwee tey pompe poste de santé yi case de santé yi place publique yi marché bi ni lii mooy ñetteeli plan d'action bi depuis le 2 mars buntu classe bu ne ak buntu église wala buntu jàkk bu ne ak daara yi yëpp bépp foo xam ne daal nit dañ fay dajoo ñu am fa foo xam ne nit dañ mën a raxas seen loxo yi vraiment ba mu set ak saabu ak eau de javel émigré yi am nañ ci parce que am nañu nekk Italie voilà mën naa wax ni loolu jeex na parce que immigré cas importé amatul bu ñu tëjee frontière ba léegi loolu passé na fukki fan ak ñeent loolu mooy fan yoo xam ni virus bu fa dee nit ki rek mën nañu wax ni il est négatif immigré yooyu amul jafe-jafe li am jafe-jafe mooy suñu biir fii Sénégal ñu ngi gis waa Morolan dem Thiès waa Dakar di ñëw fii ñuy wax cas communautaire mooy cas yu xam ni wàllante ne mais kenn xamul ko ko wàll. brigade spéciale d'hygiène bu Tivaouane bi nga xamee ni mooy gunge commune bu Morolan ci opération yi taxaw nañu tembe ngir dëgëral lépp loo xam ne ni mooy xeex cas communautaire adjudant Pathé Baldé bi jiite opération yi di dellu soit ci tëralin bi. instant bi ni poste santé ñoom ñooy le plus souvent accueillir maladie instant bi ni bu ñu wax waxu cas communautaire xamoo kan moo ko yor ak kan moo ko yor moo tax na jublu
si poste santé yi case de santé yi di ko désinfecté tey nag moom ñu ngi xëy si commune Morolan en complicité avec autorité Morolan yi communales yi mooy le maire et ses collaborateurs ñu dugal seen loxo si lutte bi ñu ñëw désinfecté poste santé yi gare routière bi foo xamante ni nit ñi dinañ fa daje aussi ñu désinfecté waale ko alhamdulilah rabbil alamin on touche du bois daal ñu ngi laal bant daal ñu ñaan yàlla que suñu département bi daal ba pandémie bi jeex si àdduna bi te ñu bañ a am cas quoi moo tax instant bi nii sax ñu gën a renforcer dispositif yi. Tivaouane Babacar Sow dañ ci jokkoo ak yéen pour Sud FM. Babacar ñu daal di dikk ak waa AGETIP ñi lëkkaloog PME ak PMI ngir daal di dugal seen loxo ci xeex Covid 19 bi ci lu war a toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay millions ci koppar ak i matériel ministre bi ñu denk wàllu nag santé ak action sociale daal di nag gis ne combat bi daanaka jeexagul ci wàllu nag pàcc mi waaye gis na ne faaw ñu daal di nag fexe daal di baral xeex bi ndax cas communautaire ñu daal di nemmeeku Birama Ndiaye. bëri na këru liggéeykaay yi nga xamante ne jëmal nañ wooteeg njiitu réew mi ngir ñu dugal seen loxo ci xeex gi ñuy xeex lii di Covid 19 bile. AGETIP ñëw na dolleeku ci liste bi nga xamante ne kenn mënu koo jeexal moom ak ay partenaire am ñu génne ci seen jibal lu toll ci juróom-ñaar fukki millions ak juróom ci suñu koppor te ñaar fukk ak juróom yépp dañ ko jëndee jumtukaay. El Hadj Malick Gueye moo nekk directeur général bu AGETIP. tey moom c'était pour nous remettre sunu contribution ci xeex bi contribution bi nag ñaar la xaalis la ak matériel xaalis bi du nun AGETIP noo ko joxee mais entreprise yu ànd yi ak nun di liggéey ak nun comme ñoom ñëpp mënuñu ñëwandoo bëgg a jaar fu ne ñoom ñoo indi seen xaalis jox na ko xaalis boobu la ñuy indil ministère bi joxee ko produit yi nag AGETIP moom moo ko jënd muy valeur 25 millions ñu indil ko ministère bi mais nun dañoo préféré ci produit yu ñuy indi personnel de santé bi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk ci kanam ñoom ñooy jàkkantoog microbe bi ñoom ñooy ànd ak malade yi produit bu ñu indi ñooñu leen ko indil xaalis bi 50 millions la boo xamante ni jox nañ ko ministre de la santé nee nañu sax nañ ko yóbbu ministère des finances xaalis boobu nag entreprise yi ñoo ko kii. don bi doon na loo xamante ne lu am solo la ndaxte xam nañ ne benn way tawat gu am coronavirus gu ne lu toll ci ñeent fukki combinaison la ñu mën a jëfandikoo ngir rek daal di ko faj ba mu wër. li mel la jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wër gu yaram moom moo ko xamle mu rax ci dolli ne xeex gu ñuy xeex lii di coronavirus bi bàyyeeko na kër docteur utali ci askan wi looloo waral saa su ne muy feddali woote gile. ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi demander population yi ñu respecter bu baax ndigal yi ñu leen jox pour que ñu mën a daan coronavirus. xeexu coronavirus nag xeexu aw askan la ba tax ñëpp ci war a sóobu looloo waral. AGETIP moom fas yéenewul des ginnaaw benn yoon ndaxte jàpp na ne dina ci sóobu jaarale ko ci lu ñu duppee approche communautaire. AGETIP ci contexte crise lañ ko créé moo am expérience su dugg ci xeexu lépp loo xamante ni ci crise la jóge ñuy gérer ay programmes yu bare depuis plus de 30 ans ci wàllu société ci wàllu communauté di dugg ci biir société yi di wax ak ñoom di leen indi ci ay changement de comportement yoo xamante ni ci wàllu hygiène ci wàllu assainissement pour mën leen aar mën a continuer ñuy aar seen bopp d'abord. Birama Ndiaye ñu daal di nag dikk ci chauffeur ak transporteur yu Diourbel nga xam ne jamono ji métit la ñuy dund ndax la ñu tëj seen gare routière nga xam ne itam dafa am jeexital yu bari ak yu métti ci seen i nag activité looloo tax ñuy jàpp ne seen ministre tutelle faaw mu daal leen gëstu ba lañ leen digoon ci jàppale bàyyi ko ci état bi ñu daal leen koy indil Adama Ndiaye. tekkaaral la ñuy nemmeeku ci gare routière bu Njaareem amul woto amul kenn selew la def chauffeur yi ak transporteur yi nekk ci Njaareem topp bu baax a baax mesure bi état bi jël ngir tëj bërëb boobu ndax Covid 19 bi ñaar fukki fan a ngi nii ñoom nag xëyuñu di xaar nag nguur gi jàppale leen Serigne Sall mooy président bu regroupement des chauffeurs bu Njaareem. métti na lool ci chauffeurs si ak transporteurs yi. ndax ñun dañoo tëj suñu gare routière depuis maanaam 20 jours. chauffeurs si ak transporteurs yi sonn lool. te ñun liñ lu war ci ñoom dëgg ñun regroupement yi mënuñu ko. te état moo leen digoon li mu leen digoon nag. dafa mel ni daf fay bëgg a yéex. te nit bu fekkee da nga koy dimbali da ngay gaaw ca moom. te chauffeurs si fi ñu doon soxla nañ ko lool. daf ñoo digoon ay ndimbal yoo xam dafay jóge ci état ñëw ci chauffeurs si ak transporteurs yi. muy ñi nga xam dañoo yor oto yoo xam interurbain lañ leen di wax ñooñu la ko digoon ñëw nañ nag def ay recensement bindu ci ay liste ba ñoom ñu bind ba ñu yónni ko ministre des transports mais depuis boobu ak léegi war a mat 10 jours ba léegi ni ñun xamaguñ ci luñ nekk. président bu regroupement des chauffeurs bu Njaareem di ci yokk lii.
waa syndicat yooyu yi wax dëgg yàlla seen yoon néew ci ndax syndicat dama yaakaar ne défendre lu ñuy jox chauffeur ak transporteur mais su ko défendre nag ba regroupement yi di ko défendre bañ jox leen ko nga déggub xaalis rek tax nga jóg naan dañ ko jox ay lobby joxuñu ko benn lobby syndicat yi seen yoon néew ci li góor a xuma wax mooy dëgg seen yoon néew ci. tawatu mbas mi laal na bu baax a baax chauffeurs yi ak transporteurs yi nekk fii nga xamante ne xamatuñu fan la ñu jëm. Diourbel Sud FM Adama Ndiaye daal di koy jaajëfal xeex ba tey ci Covid 19 bi ci Kaolack comité régional bu Croix-Rouge daal di dajale ñetti téeméer ak fanweer ci élément yi ñu daal di yóbbu ci terrain bi def nañ juróomi session ngir ñu daal leen tàggat ak visite ci kër yi ak lu war a toll ci 25 ci ay quartier ak juróom benn village waaye volontaire yu Croix-Rouge yooyu ne ñu daal yoruñu moyens yi war bu ko defee ngi daal di aar seen bopp ñoom it Mbagnick Ndiaye mooy président comité régional bu Croix-Rouge bu Kaolack nekk itam vice président national Croix-Rouge bu Sénégal ñu déglu ko Mamadou Camara. ñu gërëm vraiment autorités sanitaires yi parce que tax na ñun ñu am quelques gants ak masques pour mun a protéger xale yi mais nag protection boobu du ñëpp ñoo ci doon comme dañoo sakkan nag neexu ñoo équipé boo ko seetloo dispositif bi Croix-Rouge lim ci joxe ci nit gowuma am na keneen ku ko def ñetti téeméeri nit ak ñaar fukk ak ñett bu ngeen ko seetloo ñeneen ñi liggéey ci feebar bi yëpp xëy na ay fonctionnaire de l'État la ndaw Croix-Rouge rek ñoo bokkut état am na ñu ko am mais du ñëpp ñetti téeméeri nit neexu ñoo wuutal masque ak gant moo tax dañ doon aylante ñii buñ monté tey bu subaa ñële monté avec les moyens du bord fekk na nag ñun problème mu masque moom amuñu woon problème parce que amoon na projet bu fi nekkoon muy DREF inondation dañ ñu indiloon ay masque tombé lii am masque yooyu lañ doon utiliser ak li ñu waa région médicale jox vraiment ak ay gants moom la ñuy utiliser pour mun a protéger xale yi parce que protection bi benn parents yi dana tax ñu xam ne kii li muy définir amu ci ngaañ ñii nga xamante ne ñoom ngaay waxalit danañ xam ne kii di ma digal pour ma sol gant pour ma masque pour ma raxasukat moom da cee njëkk loolu dafay neexal liggéey bi mais boo ko defut rek sa liggéey sooxe na parce que am na ñoo xam ne nag bu ñu xamee àddina danañ ne kii lim ñuy wax moom fekkuñ ko ci am na ma nañ ñu ci am ay inquiétude damay jaaxle est-ce que xale yi lii ñuy def nii du leen jural nangam bon volontariat Croix-Rouge vraiment moo tax ñu bëri dugg ci mais bu nekkoon loo xam ne du amour pour xale yi ñu bëri duñ ci bokk vraiment ils l'ont fait avec amour. ngir nag daal di fexe jot ci autosuffisance alimentaire bay dunde ci jamono crise sanitaire bi fédération bi ëmb association jigéen yi yëngu ci kaw gi fii ci Sénégal ñi sàkko nag ñu daal di séddale nu mu gën a teelee lii di jiwu ji ak intrant yi waaye ñu fexe ba téeméeri milliards ci suñu koppar ñu daal di koy def ci mbéy mi ne ñu li loolu dina mën a tax ñu daal di gotandu bu ñu génnee rek ci Covid 19 bi daal di congo mbéy mi Adja Ndiouk Mbaye Lindor mooy présidente nationale jigéenu rural yu Sénégal ñu déglu ko Mamadou Camara. di ñaan yàlla feebar bi yàlla na fi yem. dafa nar a yàq lu bari bu lawee. président Macky Sall daal di jël ay mesures yu courageuses nag bu ñu demee ba def état d'urgence def couvre-feu mu daal di xam ne nit ñi nar nañoo sonn mu jël mesures yu ñu jël. duñ ma lu dul sant ko ci gërëm ko ci di ko ñaanal yàlla mu yeggalee sagoom waaye nag di ñaanit ndax nag ñu ngi jëm ci ñu nit nawet ñun baykat yi te daaw ku ne xam ne na nawet bi neexul ndax gerte bariwut amut chinois yi jënd gerte gi yóbbu naam am na lu fi des waaye nag dañu koy ñaan ñun non seulement li ñuy njëkk a ñaan mooy nawet bii du ñëw na jiwu bu teer muy engrais bi ak semence bi gerte ndax fi mu nekk ni période biñ toll nii agriculture bi rek moo mën a suqali Sénégal soo seetee réew yu mag yi yëpp grande puissance yooyu yëpp mbay lañ daan te ñoom ñëpp fi ñu ne daanu ne kon Sénégal su président génnee li mu génne jël matuwaay yi mu jël pour kenn bañ a sonn ñun baykatu Sénégal liñ koy ñaan suñu sañoon tey dina jël 100 milliards fond boobu mu génne dugal ko ci mbay mi yokkal jox nañu de ndax am nañ matériel agricole mais mu yokk matériel agricole jumtuwaay yi ñuy béyee suñu ko yokkalee jël téeméeri milliards yooyu def ci muy mois de juin yàlla def mu taw ñu dem boo seetee juin juillet août septembre bu ñu yàlla dimbalee lépp ay ñorandoo su boobaa au lieu que ñun ñu dem wutiti ñoom ñooy ñëw ci ñun di wut ndax mbéy rek moo ñu mën a suqali fi nekk muy gerte gi di dugub bi di mboq gi di ceeb bi ab lépp lu ñuy béy te muy jógee ci suuf rek nañ ko béy Sénégal yi ndax suuf Sénégal kon liñ ko bëgg mu defal ñu ko mooy na jël téeméeri milliards def ko ci mbéy mi su boobaa ñun béykat yi ñooy suqali Sénégal waaye kenn mënu ko suqali ko li tax ñu sonn mooy dan dem luuma ci
luuma yi lañ daan dem di mën a dundal suñu njaboot tëj nañu luuma yi luuma amatul fooraay yi ñu daan jaayee xar ci àll bi amatul kon kenn amut fenn foo jëm fi mu nekk nii dund bii mu ne mi ngi koy dimbale nit ñi ci la ñu mën a jaar di ci suqali ko ndànk-ndànk nga xamuñu kan moo war a séddale nag dund bi waaye nañ ci boole béykat ak ñi nga xam ne ñoo xam nit ñi dëgg la de gendarmerie police armée ay ñu tub lañ mën nañ koo doxal mais nag dañ ci boole béykat yi suñ ci boolee béykat yi boole ci jigéen ñi yaakaar naa dana gën a baax ci biir àll bi laa ñu daal di nag dem Saint-Louis foofee nga xamee nag xew-xew bu ñuy daal di def présentation drapeau soldat yu contingent 2021 daal nañ koy rek amal ci talaata ji ca camp des Momar Gari ba nekk foofa ca Bango ci nag lu amul benn xumbuteef ndax contexte Covid 19 bi contingent boobu nag am na junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ci ay nit yu ñu daal di recruter am na juróom fukk ak ñeent ci ay jigéen yoo xam ne tey jii gis nañu drapeau symbolique boobule xew-xew gi nag dafay mandargaal seen i ñeenti weer yu ñu daal di nag def liggéey bu métti colonel wala lieutenant colonel Pape Birane Dieye mooy commandant bu 12e bataillon instruction ñu déglu ko ak Yves Tendeng. waaw comme ni ngeen ko xamee contingent bu ñëw fii dafa am benn période boo xam ne ci lañ leen di présenter drapeau bi pour mën leen soññaat pour suñu demee seen affectation corps de troupe ñu am ñoom ñëpp ni ñuy taxawee. ñun nag ren dafa am benn particularité bu ci am mooy ni que dañu nekk ci période d'épidémie donc comme ni ko suñu autorités yi demandé dañuy limiter lépp luy attroupement ak regroupement loolu moo waral comme présentation drapeau pour contingent mënul ñàkk donc ñu def ko limiter nit yi soo xoolee ci presque ñaar fukki soldat bu nekk benn moo ci taxaw ci cérémonie bi te cérémonie la boo xam ne deful sax 3 minutes ndax niñ ko organiser mooy yëkkati couleur yi nga xam ne ñu ngi koy def chaque jour ci camp militaire yépp mais couleur boobu pour la première fois dañu woo soldats yi nga xam ne ñoom la ñuy tàngat pour ñu ñëw assister ci après drapeau bi jaar seen kanam cérémonie bi jeex loolu mooy li ñuy wooyee symbolique mooy li nga xam ne moom moo ci am solo. mon colonel ci diiru gàtt rek soldats yi war a rejoindre seen corps d'affectation ci wàllu mesure prévention yi nu ñu def ba nga xam ne dañu limiter personne bi ci wàllu transport ak yeneen yu ni mel yan matukaay ngeen jël rek pour amal loolu. comme ni ma ko waxee rek état-major mi nga xam ne mooy suñu kilifa ñi ngi ci xalaat di ci réfléchir te gëm naa ne résultat bu ci mënta génn rek dina nekk loo xam ne xalaat nañ ko bu baax ndaxte li nga xam ne mooy force de défense et de sécurité amuñu restriction mouvement donc comme li nga ko waxee état-major mi ngi organisé wu pour xool nan lay def pour su fekkente ne décidé na ne soldats yi nekk fii danañ rejoindre seen corps parce que tam seen corps yi ñu war a dem soxla nañ leen aussi loolu moo waral seen formation fii. ñu delluwaat kon Thiès ak xew-xew ba fa am ñu daal di nag jam ba mu jaare fa jekk bakkanam ab xale bu góor wala ab jeune boo xam ne daal faat nañ ko dañ ko fekk nag foofu ca hippodrome Ndiaw Makunda bu Thiès gannaaw xeex bu mu doon amal nag moo indi li ni mel ba sax ñi ci indi seede jàpp ni ka ko def dafa daal di daw police nag ba mu ca demee def na constat bi ba daal di ci ubbi ab enquête Thiès Babacar Ndaw. mbir mi amee si biir hippodrome Ndiaw Makunda di champ de course bu Thiès di Abdoul Khadre ñu gën ko xamee si Kader Ndiaye fekkee mbir mu ni mel. bi ma avancé tuuti laa ñëw tëdd seeg benn waaye tëdd ci gannaaw camp yi bi ma ko gis ma gis deret ji génn ci dënn bi ak ci loxo bi fii dagg nañ ko daal mu tëdd daal man nekk ci sukuraat daal jamono jooju daal ci laa wooyee sapeur woo police woo dëkk jotuma ko ma woo président ODCAV mu wool ma mu wax dut sow mu dem wool ma police ñu woo sapeur ñu daal di daw accident am na ko doon topp waa ji di ko doon topp maam moo la tudd suñu benn waay boo xam ne fii lay ñëw moom bu liggéey fi lay ñëw ñu toog ñu xoolaale daadaale ak ci gardien bi ñëpp ñu toog fi moom moo ko topp mais moom waa ji dafa gaaw moom mënu ko woon jàmm na ko dàq pour jàtt ko yuuxu na waaye course bi kenn ko fi xam dañu fay tere jamono ji moo tax mu wéet. terewul kii di directeur hippodrome Ndiaw Makunda Diop Ousseynou Dieye ñee jàpp na ne moo ne fanub état d'urgence bi dañoo gënoon yokk kaaraange ba tëj sax stade bi mu si indi ay leeral. il paraît xeex bi ci bitti lañ ko def ba dugg ci biir course bi donc ñi fi ñu toogoon di waxtaan fii ñoo leen seen donc loolu la mais mesures yi ñu jël moom mooy course bi fermé nañ ko amatul entraînement vendeurs yi sax tere nañ leen donc kenn nekkatu fi gardien bi jox nañ ko numéro chaque fois mu gis fi regroupement am fi rek day woote ñu gaawantu rapidement
daal di ñëw tas ko donc loolu lañ si mën a wax ne course bi moom am na sécurité peut-être lii lu waroon am na loolu rek la. waaye di ngeen yokk tamit. mais dinañ yokk sécurité bi comme ni ma la ko waxee. parce que actuellement la police jox nañu ay numéro à tout moment ne fu ngeen gisee regroupement am rek woo leen ñoom seen kii ñi ngi à côté donc à plusieurs reprises woo naa leen te ci saa si la ñuy ñëw intervenir disperser foule yi fi nekk. néew ndem si yàlla Ngumba Diak mi ngi si morgue bu l'hôpital El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès police ubbi l'enquête ñu jàpp nag ne ki def lu ni mel dinañ ko teg loxo si waxtu yu gaaw Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Alliance nationale des communautés pour la santé ñu gën ko xam ci ANCS mooy taxaw ci wetu ministère de la santé ngir lii di coronavirus bañ a law ci biir réew mi. Alliance nationale des communautés pour la santé ñu gën ko xam ci ANCS di ñaax mboole sem ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ñu sàlloog dogal yi nga xam ne waa kër docteur jox nañu leen ko ak ministère de la santé mu di ngeen di raxas seeni loxo ba mu set ak ndox ak saabu ak jëfandikoo gel hydroalcoolique bu ngeen di sëqat ngeen jël mouchoir te bu ngeen ci noppee ngeen sànni ko ci pollu mbalit wala ngeen lem seen conc loxo ngir sëqat ci biir bu leen joxe loxo te it dee leen moytu lii di dajaloo ay mbooloo bu ngeen yëgee lu ngeen miinul seen yaram lu mel ni coono ci noyyi sëqat ak yaram bu tàng ngeen woote ci 800 00 50 50 te du ngeen ci fay dara. ANCS, l'expertise communautaire au service de la santé. ANCS, l'expertise communautaire au service de la santé. Alliance nationale des communautés pour la santé ñu gën ko xam ci ANCS moo leen di may wax sa xalaat. ñu daal di koy door niñ ko amale woon ci juróomi waxtu ponk yi nii la tëddee mooy rek wàllu meurtre boobu ñu daal di nemmeeku ci jamono jile yu bari di am waaye itam yenn ci xeetu trafic yi chanvre indien ki yeneen ci suuf ni koy daal di ni ko ciy laaxaale beneen bi mooy situation Covid 19 bi ak ndaje yooyu ñu daal di interdit tey ji wàllu transmission communautaire yi négligence bi nga xam ne am na ci askan wi ñu ci bari du ñu jël seen i matuwaay ponk la ci 88 628 98 98 Pape ñu jël ko jiitu ci ligne bi allo. allo waaw. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw waaleykum salaam sëñ bi. Oustaz Adama. waaw. El Hadj Alioune Wilane Guédiawaye Sam Notaire. ñu ngi lay nuyu ak waa Guédiawaye. ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax Oustaz. waaw. man dama bëggoon wax lu jëm ci mbirum yóbbum bagage yi nga xam ne tey moom lañ bëgg a jox ñi nga xam ne ñooy nit ñi nga xam ne ñooy ñi victimisé ci wàllu dund bi. tey rek ma dégg benn professeur Ngouda Mboup di attaqué ki nga xam ne mooy Diop si bi nga xam ne tey moom lañ jox marché bi pour mu yóbbu dund bi man nag dama koy wax rek ne ko professeurs yi ak ñi nga xam ne tey borom xam-xam yooyu nga xam ne parfois par da leen di dab ba ñuy fàtte li nga xam ne tey mooy règlement yi ak loi yi dëgg la nag jàngkat la waaye nag parfois par da leen di jàpp ba ñu. mais moom fu mu ko teg moom fan la ko teg. waaw man dafa am tamit man fi ma ko teg laa bëgg a wax Adama. waaw. parce que yaakaar naa boo ñu delloo gannaaw assemblée nationale dafa woteel président de la république 3 mois yëpp ci lu jëm ci wàllu xeex Covid 19 bi lépp lu nga xam ne rek gis na ne mën na koo jël comme mu bañ a dem assemblée dañ ko woteel. kon jàpp naa ne président bu fekkente ne yaakaar na ne maanaam tey bu joxee Diop si marché bi ak li nga xam ne tey mooy matuwaay yi nga xam ne mooy camion armée bi ak ñi nga xam ne able nañ seen i camion bu ci séenee loolu moo gën. pour maanaam ñi nga xam ne tey ñoo war a jot dund bi mën a gaaw a jot seen dund bi kon jàpp naa ne man yaakaar naa ne kon décision boobu bu ko président jëlee man de jàpp naa ne sama xam-xam bu gàtt war na ko mën a jël ndax su fekkente ne assemblée nationale moo ko woteel mu am droit pour moom jël ay lépp lu mu xalaat ne lii bu ko defee mooy li gën kon yaakaar naa ne nag Ngouda Mboup daanu na pour man ci sama ci aaduma beneen bi ci toppaat aussi mais wax ne ñun ñi nga xam ne tey ñooy nekk ci débat yi di wax sa xalaat boo seetloo départ ba ñun ñëpp ñoo bokkoon muy opposant muy poids mais fu ne nii nag boo seetloo dafa mel ni coxor ak kañaan mu ngi bëgg a dab nag ñenn ñi ndax boo seetloo ñoom dafa mel ni ndam li la ñuy añaanee sa waay. jërëjëf ñu daal di nag xaar keneen bu ñu tuddagum ndam ak échec na ñu nekk rek jàppandoo ba jëlee fii xeex bi soo ko jubli ci leneen waaw waaleykum salaam. sama kër ndax man dama yàgg si ligne bi sax maa ngi lay ziar mën na ko ndongal dara la. ñu ngi lay delloo ziar waa. Oustaz. Sénégal dañoo wax ne 14 millions d'habitants lañ. gars yi tànn ne 1 million la ñuy dimbale si ndimbali 14 yi am nañu Oustaz. boobu mu waxoon Oustaz bu demee daara ñoo teexamaati.
ak daara yi nga xam ñu nekk du mbir na pax gën waa libéri ceeb ak gën waa libéri wala du sa gisuma jën ñu dugg fi te ñu xam dafa am ñu la daan dimbali Oustaz xamu mooy ñan mooy ñu daan dem luuma di dem ci marché di jaay xare ak nag ñu daan dimbali daara yi ne ci àll bi mais ñu dematuñu dëkk ñu Oustaz ñu ne la yu nit ba gars yi nañ bàyyi seen théâtre yi ñu def di ay woon ay question ci télé ñii man dañuy defee ne rek Oustaz wallahi boo xamul ak kunu Sénégal duñ jëmal duñ toll nii wallahi ku ñu jur jëreen Oustaz Adama xoolal chauffeur nekk ci garage kenn néew na du yàgg ci ligne bi xëy na moo tax ñu xaar keneen jël ko 88 628 98 allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëñ bi. Oustaz Adama. waaw. ñu ngi lay siyaar bu baax. ñu ngi lay delloo siyaar waaw. Jibril Sène la. Jibi waaw ñu ngi lay nuyu bu baax. di la jot li nuyoo waa Naxna. waa Pikine Est waa Altu Ndangal ma Ndengler. Ndox Mbar Diak ak Bawol gépp Oustaz Adama. ñëpp a ngi lay nuyu ak Njaarga. Oustaz Adama. waaw. man de damay ñëw maanaam xam nga nit ñi. bu ñuy jàpp naan dañoo singili nit wala dara. parce que li ñuy wax nii waxuñu ko pour bari crédit. wala pour am temps. crédit bi mënoon nañ ko jël utiliser ko ci beneen fànn mais bëgg réew mi moo ñu tax di wax Oustaz Adama. transport bi dama ne. léegi lii seetaan nañu góor a xuma. li mu wax leer na. ñoom dañu jëloon oto yëpp tout ce qui est camion au niveau national mettre ko à la disposition de l'État. ne leen carburant kese ngeen di jënd. loolu bu ñu ko jëlee boole ci oto militaire yi. mais Oustaz Adama mënuñ saafara lu bëri. xaalis bi amul fu mu xaj. ñooñu wax leen ko de toog ak ñoom réunion. ñu xëyaat ñëw ci rendez-vous bu dégg ñu ne lancé nañu appel d'offre bi ba jox ko keneen. mais lu muy nuru. kaay ma may la nga dimbali askan wi. nga lànk ne damay fay pour dimbali askan wi am na lu ci laxasu nañu waxante dëgg. c'est-à-dire gis nga fii kenn gënu fi bëgg kenn réew mi. ñun nag suñuy wax waxuñu ko pour am ci dara dañuy wax pour réew mi moo ñu ñor heure bu ñu noppee wax lu soxal réew mi yàlla bu ñu am crédit bay dugg. luy doxal réew mi heure bu ñu ko noppee wax yàlla bu ñu am crédit. Oustaz Adama. maanaam marché yu ñu jël lancé ko par exemple njëndum ceeb bi. ñu ne 27 milliards 500 la. ci attribution provisoire bi da ngay gis ñaari entreprise yu taxaloo yi ñu ci def ba kenn ci 9 millions kenn ci 8 millions. ñaari entreprise yooyu Oustaz Adama ñoo bokk benn adresse. yaa Anguille Rose. beneen bi ci def. Oustaz Adama suñu jëlee 27 milliards 500. ak 6 milliards yi transport bi. ñaata lay nekk 33 milliards 500 bu ñu ko divisé woon 15 millions de sénégalais. benn sénégalais bu ne di nga am 2300 nangam. léegi bu boobaa kër gu am 20 personnes nga xool nu koy gérer. d'accord ok muy gis-gisam ñu xaar keneen jël ko Pape Laye ci ligne bi allo. allo salaamaaleykum. Adama maa def. maa ngi fi. naka job bi. ñu ngi ci kawam. maa ngi lay nuyu di nuyu Pape Laye ma dugal ak Socé ak waa kër gi. ñu ngi lay fay waa. Adama ñun Sénégal yi woote ci rajo yi. ñun soxorowuñu gouvernement Macky Sall soxorowuñu kenn. ñun dañuy wax dëgg rek te yàlla tax. parce que suñu réew dañ leen koo dénk bu ñu gisee lon koy jël ci keesu Sénégal di ci fekk seeni soxla ak soxla ñeneen am nañu droit bu ñu ko gisee kaas ko man keroog barki démb woote nañ ci rajo fii ci États-Unis consul bi dugg di wax naan 12 milliards la ñu war a yónnee fii ci diaspora bi man leen ñun soxlawuñu 12 milliards yooyu xaalis boobu nañ ko jël jox ko askanu Sénégal ñu dunde ko parce que ñun ñu ngi sant yàlla bu baax te ñun ñi nekk ci diaspora bi mos ñoo xëcc ñi dañuy dem Sénégal parce que fii ñu nekk ay doomu aadama lañ fi nekkal képp ku fi tawat docteur yi ñu ngi def lépp lu ñu mën pour yàlla defal la jàmm nga dellu sax njaboot ak jàmm ak salaam. kat nañu ay immigré yi defuñu kenn dara parce que seen ñàkk lu ñu gëm dañuy continuer di dimbali Sénégal te duñ ci mos a dellu gannaaw. léegi nag li ñu gën a métti mooy 2 milliards yi ñu jël. jox ko ay nit yoo xamante ne ci famille Macky Sall lañu ñu fas yéene jël ay camions yoo xamante ne Ecotra nga xamante ne Ablaye Sylla moo ko moom ak Marème Faye muy société boobu amuñu droit di leen jox ceeb boobu ñu koy transporter ñuy jël 2 milliards di leen ko fay ay te nañ koy wax Mansour Faye lii muy def tëgg ko fenn complot yi ñu def ànd ak naar boobu naan dugg na fii ak dugg na faa Sénégalais yi nañu yeewu ñun dañ pour leeral mbiri de ñun lépp lu nëbb dañ leen koy wax yéen ngeen dégg ko baax gouvernement bi ay mafia la ñu jàppaluñu askan wi dañoo sonn mais dimbaluñu leen voilà il faut ñuy wax dëgg
rajo bi nag bëri na nit yu dëgg yoo xamante ne. déet waxal sa xalaat rek sëñ bi waaw ñu may nañ la nga wax bàyyi li ci des itam ñu wax loolooy démocratie ñu xaar keneen ci ligne bi Pape laay ñu jël ko allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam na ngeen def. ñu ngi fii ñu ngi lay nuyu. man la Goundé Diop Mbos maa ngi lay nuyu bu baax. waaw. di nuyu sa technicien bi nga àndal di nuyu képp koo xamante ni si rek jamono ji yaa ngi teewlu di déglu ci FM. di wax ni feebar bii nga xamante ni si moo xew ci àddina bi yàlla na ko yàlla jeexal tàkk parce que man jàpp naa ne loolu moo gën ci àddina bi yëpp parce que man dama am tiit sax ci lii ndax boo amee seetlu ñun Sénégal nag alal ji nii nga xamante ne si noonu lañ koy pasaree donte am ñu ngi dimbali ci aw askan mbir mi de yeex na lool parce que am na ci ñoo xamante ne si soxla nañ ko lool ci àll bi tey boo amee seetlu barki démb rek wax naa ko toog naa fekke ñu jaay aw fas juróom-ñaari junni kon loolu jafe-jafe la waaye tamit ñu jaay am xar 2 junni mu nekk ay jafe-jafe yoo xamante ne si àll bi ñu ngi koy jànkoonteel ba tey jii nguur gi na leen toog leen parce que transport bi doxul dara doxul marché yi doxul luuma yi doxul dara doxul loolu nag ba pare mu ne leen toog leen dinaa leen ndimbal loolu ba pare ñu defaat ci beneen mbir ñu naan transport ba ay 6 milliards ak yu kenn xamul moo tax ma ne ñu ngi pasare suñu alal bu mbir mi weesoo de dinañu jural loo xamante ni si duñu xam fan lañ koy waxee kon tey moo tax ma ñaan ne yàlla na ko yàlla jeexal feebar bii yàlla na jeex ci àddina bi parce que jàpp naa ne loolu mooy jàmm àddina bi waaye tamit mooy jàmm Sénégal kon yàlla na ko yàlla jeexal waaye tamit suñu mbokk yi nga xamante ne si ñoo nekk ci diaspora bi ñoom day am na lu leen metti lool waaye may am naa ci lu ma metti lool parce que waxee ni li ci xew ak ni ñu leen ko waxee loolu ñoom soof na leen waaye may soof na ma parce que bu doon sama sagalo loolu du amee noonu parce que tey nit na nga koy yéene jàmm parce que tey boo amee seetlu immigré yi liggéey nañ ci Sénégal liggéey bu am solo tey boo xoolee taax moo gis mu yëkkati ko ca kaw immigré liggéey na ci kon tey liy jëmmal dëkk bi li jëmmal gox bi seen alal ñu jël ko dugal ko ci réew mi dama ni ñoom de am na leneen lu ñu leen war a fay lu yeneen i kàddu yoo xamante ni si di ko fa jëme muy ñaaw kon nay rafet maa ngi leen di sant di leen gërëm. Pape Laye ñu xaar keneen jël ko ci ligne bi ñu woy 88 628 allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa. Oustaz Adama na nga def. waaw maa ngi fi. Diop di la nuyu di nuyu waa groupe. Diop waa ñu ngi lay fay. di ñaan yàlla mu jël ci feebar bi te saafara ko barki yonent bi. bon Oustaz Adama. waaw. man dama jaaxle ci yenn Sénégalais yi est-ce que am nañu lu ñuy rus wala am nañu ngor. situation bi ñu toll. nga xamante ne ñëpp war a def ay sacrifice pour ñu mën a xeex li xew. ñi nga xam ne ñi les mën nañu wax les hautes autorités ñooy def ay njuuj njaaj mais président de la République buñ ko votalee droit d'habilitation bi mais daf ko may pouvoir bu nekk même mën na réquisitionner sax man ni mën naa yet sama oto état soxla ko jël ko donc buñ la mayee droit boobu mais vraiment les transporteurs là ñëw ne ñoom seen oto yi dañ koy joxe laajuñu dara lu dul benn essence bu ko dawal mais jox nañ leen seen i oto jox nañ leen seen i chauffeur mais pourquoi oto état deful lool pourquoi ñoom ñu bëgg cee profité am di def ay contrat yoo xam ne pour jox may nit ñi xaalis ñeen nit ñi xaalis mais affaire lobby yooyu nañ ko bàyyi c'est pas sérieux du tout loolu nag il faut ñu dénoncer ko fii du moment boo xam ne nit def ci war a profité pour lu mu def ci poosam képp ku ko def di def loo yi fu ngor dañu waxante dëgg mais exemple bi kii joxe na ko nu mu tuddati baarataal xool problème yi mu am ak état yëpp mais teewul génn na 200 millions ba pare dem joxe benn hôtelam gratuitement état bi noonu noonu patrie di def mais pour moment bi ñu nekk du moment boo xam ne ay nit dem ci war a profité du wut duñu def seen i poos loolu du dëgg du yoon dañ ko war a dénoncer président may nañ loi bi may na ko loo xamante ne lu mu bëgg réquisitionner mais pourquoi yow nga gis ñoo xam ne jox nañ seen oto jox nañ seen chauffeur lu dul essence lañ la laaj nga nekk fa ñukk di signé benn contrat boo xam ne kenn xamul nu mu demee ñu naan ay 2 millions la ak matul 1 million matul 3 millions. waaw loolu di xalaatam ñu xaar keneen jël ko Pape Laye ba tey biir réew mi wala bitim réew allo salaamaaleykum salaamaaleykum allo waaw dafa mel ni am na tuuti ñàkk déggante allo. asalaamaaleykum. waaw waaleykum salaam sëñ bi waa. waaw maa ngi leen nuyu lu bare bari nuyu ko liggéey bi yëpp man la Modou Medor. waaw Adama man daal li nga xam dama ko ci wax di gàttal mooy
wax dëgg yàlla gis nga feebar bi dañuy fexe an corona mu jógee fi leneen luñ ci mënti wax leneen luñ ci mënti lijjanti tamit tant que feebar bu jógee fi loolu tamit day gën a yokk ay problème rek waaye liñ ci wax yëpp am na yu wax yoo xam ne waruñu ko sax jéem wax lu dañ war a rafetlu wax dëgg yàlla am taxawaayu personnel santé mu rawatina muy Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé ak personnel bi yëpp ànd ci ak ñoom wax dëgg yàlla am ñoom Salif Fayda ak personnel bi yëpp ndax wax dëgg yàlla am ku ne xam na ne wax dëgg yàlla am nelawutu guddi noppalatuñu yendelatuñu ñu ngi ci liggéey bi mais nag waaye wax dëgg yàlla am waaye buñ ne premier cas ñu ne wér na wax dëgg yàlla am ak adduna bi nga xam nga dégg naan ay junni ñu faatu nañ ci ba tax na daal wax Sénégal jàmbaare bi ñuy wax mi ngi matuwaay mi ngi fii wax dëgg yàlla am parce que li am solo ba am solo muy bul wattu nu ñu leen ay maan bëgg sëréw dafa bokk ci gëm yàlla ndax dafa nekk lu nga xamante ni bi suñu toll nii problème feebar beeg yi ñuy wax ni yëpp fa am lu nga xamante ni bi sax waruñu di ko wax ndax bu ñu toogee di wax ay problème mu ndimbal yi war nañu ndimbal yi loolu ndimbal da ci fekk loxol borom ku ne xam ne ne président Macky Sall moom mooy chef de l'état moom ndimbal yi toll 69 milliards bu génnee ko pour jotale ko askan wi jaarale ko ci préfet ak gouverneur yi ànd ci ak armée bi accompagner leen pour ñu yóbbu ko wax defe naa ni ñu taxaw ànd ci gouverneur ànd ci ak délégué quartier yi ñi mën a recenser xool ñi nga xam ne ñoo fa dëkk ak maire yi ñu xool ñoo xam ñoo dëkk ci quartier yi ñu mën leen ko distribuer jox leen ko te loolu ñu ngi ci defe naa ne loolu war na dal xel ñeneen ñi ci wax nag xëy na ñoom xam nañ ne ndam am na ba pare ndax feebar bi incha allah ci kàttanu yàlla dina fi jógee te ndimbali président xamante ne bii joxe na ko askan wi dana egg na mu waree du am benn problème bi kay mooy ñeneen ñi am problème di wax waaye ndimbali moom dana egg fu mu war a egg amul lenn lu nga xamante ne bii dana am tàggatémbe te li wér te war muy. ok Pape Laye mu ngoog kooku loolu di gis-gisam ñu xaarati keneen jël ko ci. salaamaaleykum waaw waaleykum salaam sëñ bi. Oustaz Adama ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar sëñ bi. ak kii de Seydou Jamil Faye bu Touba lañ koy wax. ñu ngi lay nuyu sëñ bi Faye. waa di wax ne ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu sa deuxième auditeur Malick Cissé Medina Farxa. ak Ajaratu Soda Dieng bu Touba Darou Khoudoss. waa Oustaz. waaw. may wax ne rek xalaa kulli xaalin moom gis nañ ko ci taxawaay moom Ajaratu Soda Dieng ci ndoxum Touba bi xalaa kulli xaal. gudd yooyu nag suñu maire bi nga xam ne mooy kii Abdoul Alaska mi ngi joxe ay milliards foofu wala ay millions jamono yooyu waa Touba ñi ngi ci ay jafe-jafe soxla woon 45 millions wala 49 millions. may wax ne nit ñi nañuy def sunna di bàyyi nañuy def farata di bàyyi sunna balaa ngaa laax jaay da ngay laax lekk ndax ñun dañoo nekkoon ci ay jafe-jafe ndox yu méttee ñoom ñëpp ñu toog ba dongoy Serigne Touba Seexul Xadim yi dajale maanaam joxe ko muy waa Touba ca kanam li may wax nag xalaa kulli xaal ndimbal li mooy waa Sénégal askan wi laa ne yërëm naa leen bu baax a baax yërëm naa leen ndax xalaa kulli xaalin ak lu mën di xew gis naa ne fii ñu jëm ci kanam tuuti da nga xam gis koo xam dana am téeméeri junne gis koo xam ne nii 1000 francs lay am damay wax ne séddale bii nañ ci jàppale askanu Sénégal nit ñi sonn nañu xalaa kulli xaalin foo toll da ngay gis ay nit di la woo wala lenn sax ndeysaan di ñaxtu di jàpp ne ndimbal li moom bu ci président gaawoon dana baax ndax fi mu toll nii sonn nañu mënatuñoo génn kon président maa ngi lay wax ne ñi nga jox yëf yi nañu góorgóorlu farlu jox ko askan wi te jaarale ko yoon daanaa wax ne rasulullahi nee na képp koo xam ne da ngay war am yambar nga ma koy wax waaye guddi yii tey la loolu gën a mën a taxaw ndax ñetti mandarga la joxe woon ne bokk na ci ñoom maanaam koo xam ne da nga koo wóolu ba ne ko maa ngi yow rek laa wóolu jox ko sa alal mu war la képp ku koy def am yambar nga daanaa ko wax te yambar nag ku ne xam ne moo gën a tuuti ci jikko yi ndax boo ko dekkee di nga wax lu dul dëgg di nga naafeq di nga jëw di nga def lu ne léegi may wax ne li tax ma wax loolu mooy da cee am ñoo xam ne nii mën nañ leen a jox alal ne leen alal ji jox leen ko askan wi ñu dem ndëxëñ ko wor te it ginnaaw dem nañ ba nga xam ne wóoluwuñ kenn ku dul ministère yi ak ñu mel ni ñoom kon képp koo xam ne nii boole nañ la ci yëf yi ñi ngi lay ñaan. jërëjëf sëñ bi ok matal na moom it si milieu ñu daal di xaarati bu ñu ko waxtu wi mayee ñu jël keneen allo. allo salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam sëñ bi. waa sëñ John na ngeen def. waaw ñu ngi fi. alhamdulilah Aliou Diouf. Diouf waaw ñu ngi lay nuyu waaw. waaw bon pour changer un peu man damay wax tuuti si après corona bi quoi. après corona war nañ ko xool pour am tuuti espoir quoi. parce que boo leen seetloo est-ce que xam ngeen ne Afrique noire ñi siy dee ñi siy génn àdduna bëriwul. bon booy seet aussi Afrique blanche mooy exemple naar yi quoi ñoom ñu ngi dee. kon war nañ ci am njàngat quoi. te booy seet américain noir yi ñoo ëpp lu ñuy dee fële Amérique. kon bon parce que xam-xam seetlu la rek. waaw kon
kon xëy na seen lekk moo baaxul booy seet hamburger yeeg affaire yooyu quoi kon booy seet africains yi kon am na lu ñuy lekk loo xam ne xëy na yàlla moo ko def fii si Afrique bon te mu baax suñu yaram waaw parce que booy seet ki gaañu fii femme boobu fast food la yoroon kon elle vivait presque comme des Américains feebar bi bu ko dalee aussi mën na sonn quoi waxuma ne loolu moo am mais hypothèse la quoi. nañ jàngat lekk yi quoi. waaw pour après corona bi gouvernement bi war na def benn politique boo xam ne. ñuy lekk produit sunu réew daal. parce que yàlla lu muy saxal sa réew rek en général moo lay faj. waaw war nañ ci def jàngat diététiciens yi war nañ ci xool bu baax quoi. waaw man daal loolu lay proposé ak aussi njiitu réew mi aussi am ci njàngat. ñu muy jox contrat yi na seet doomu réew bi mu leen koy jox parce que ñoom ñoo mën a def patriotisme boo soonee suñu booy seet suñu doomu réew yi rek ñoo génnee alal bu takku loolu tam njàngat la si moom après corona bi war nañ si jàngat lu bëri waaw ak aussi lu tax ñu tëj jàkk yi est-ce que jàkk yi lu yàlla santaane yàlla nit ñi ñu ngi koy def lu tax yàlla tëj jàkk yi loolu yëpp njàngat la waaw war nañ def réflexion bu profonde. D'accord. mu nga Pape Lay ñu. waaw Adama maa ngi lay nuyu di la char. maa ngi lay fay waaw. man la Dieng Thiès maa ngi nuyu Grand Ndiaye ak Boy Diaw. ok ñu ngi lay nuyu. Adama. corona bi Sénégalais yu bëri ñu ngi wàcc kaamil di julli di ñaan pour corona jóge fi yaa ngi dégg. mais am na ñoo bëri ñoo xam ne bu ñu sañoon corona du fi jóge xam nga lu tax. waaw mooy. dañuy ci corona bi di ci am xaalis. Adama nan ngay amee 60 ans wala 70 ans. yow mënoo xëy lekk 10 000 francs ngay jël alalu askan bi. Adama loolu yéeme na trop beneen bi mooy ñun boo déggee ñu naan nañ dimbali ñu nekk ci àll bi Adama xoolal lu mën la jóg wax nit yar xaram nit di ko jëndee 10 000 Macky Sall ngir yàlla nu yóbbu affaire bi ci àll bi nit ñi soxla nañ ko trop Adama surtout maa ngi ci luuma yi ñooñu dañ doon génne seen xar wala seen bëy ci wanag ba maanaam ci ginnaaw kër gi ruq bi nekk ci ginnaaw kër gi dem jaayi ko dépense si 3 fan wala 4 fan tey nga tënk leen tënk bi nga leen tënk mooy mënatuñoo dem ci luuma mënatuñoo dem fenn nga war a mën a génne leen ko di dundee ko parce que ñoom ñoo ko moom du ndimbal alalu Sénégal la ñun ñëpp ñoo ko bokk bu dee bor tamit dañ koy fay kon nañ ko la ko yóbbu foofu ci àll bi nit ñi jël ko dundee ko foofu yoon teer seen i fas yi ñuy liggéeyee ëllëg na taxawu askan wi sonn nañ keroog démb mi ngi dem hôpital boo xam ne amul kenn ku corona man su ma sañoon day dem ci hôpital boo xam ne dafa am corona mu sol masque ak yëpp may effort nit ñi ñu ngi gërëm nag waa bitim réew di ko jox teg ci loxo Jóob moom di leen wax ne leen askanu Sénégal askan bi nga xam ne lambda bi nga xam ne ñun bu ñuy génte wala ñu xewle wala ñu def yëpp ñoom ñoo ñuy envoyé xaalis wala ñoom ñoo ciy jàpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla leen yàlla jàppale bu baax a baax a baax Adama ñii ñu jiite nañ yërëm askan wi nañ ñu yërëm te yàlla tax askan wi sonn nañ trop yàlla moo leen jiital ñoom bu ñu yërëmul seen askan wi dañ sonn yàlla am na ñoo xam ne Adama billaahi am na ñoo xam ne yàllaa ngi leen di duma te nit du ko xam boo leen xoolee rek xam ne yàllaa leen di duma di toog di nelaw wala toog di def yi kenn xamul nañ yërëm askan wi nañ yërëm askan wi sama maam doon na wax joxe yokk ku joxewul perte nga ñii dañ leen a dénk dañ jox askan wi jërëjëf. ok Diop Dieng kon ci Thiès fii lañ ko yemalee mooy auditeur bu mujj bi ñi nekkoon ci ligne bi jéggalu ndax waxtu wi ñu dàpp ak Sud Éducation bañ cay toftal laata 22h ak Khady Sène jaajëfal bu baax a baax Pape Lay Dieye moo fare woon ci sottandikukaay bi mucc biit yi ak jaamu biir gudd fan ak wér-wér la ak man ak fekkektal yàlla dañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf. Alliance nationale des communautés pour la santé